observateur xëy tey ñëw ci ndomb ak tooguk doyen des juges ndem si yàlla Samba Sall toogoon ca borom bi def li gën ana ku ko fay wuutu observateur ne ña koy yóotu bari na yéenekaay bu groupe Futurs Médias ñëwaat ci li waral mu tax a daw nag ñu bari ca moo ne ñu ne kanu fay wuutu ay yaxam seddagul sax observateur ne naam poste président de la république fort na ne mooy bi njëkk cim réew waaye poste doyen des juges d'instruction dafa bokk it ci poste yi nga xamante ni dafa fort cim réew ndax boobee juge am na ñeenti kàttan benn kàttanu woolu nit ki ñaar kàttanu jëlilu nit ki ba ca toppit mooy kàttanu jàllale nit ki ci kaso bi ak it kàttanu jàppalu nit ki ca bu dee ab procureur donte turwa raglu na lool benn ci yooyu kàttan la am maanaam mandat dépôt kàttanu jàllale ci kaso bi kon yéenekaay bi ne nekk juge d'instruction responsabilité bu rëy la nekk doyen it rawatina dossier yi gën a mag ci taabalam lay teeri ba ci dossier yi gën a tàng juge Samba Sall ma fa nekkoon de ña ko jot a xam ak ñii di ay nawleem ci métier mi ñoom ñëpp ànd maase nangul ko xereñ gi ak matoon la mu ca doon ñi ko fa war a wuutu nag di magistrat yu mag def lu ëpp ñaar fukk ci ati carrière observateur ne bokk na ca ci mel ni yaa xam lay nekk jamonoy directeur des affaires criminelles Cheikh Bey nekkoon fi ki njëkk a jiite CREI Aziz Seck bokk ci commission d'instruction bu CREI di ancien président UMS li waral nag seeni tur feeñ ci suuf noone mooy ñoom it ay juge yu xereñ lañu conseil supérieur magistrature nag moo yor coggalu guy gi ci tànn gi ngir ëllëg dañuy des ak wàllu yoon ak mbiri juge Mamadou Seck njëkkoon a yore dossier Ousmane Sonko Adji Sarr laata mu koy delloo ak ñi ko doon yónnee ci téléphone ay bataaxali arto boom bakkanam ak yu njabootam libération ne yoon téye na ca ñaar di Anta Diagne ak Yaya Siré Sissoko ba defeere leen dossier ba teeri ci tribunal flagrant délit seeni avocat défense di sàkku ñoom teewaayu juge bi ci boppam juge Mamadou Seck Les Échos wax ci section de recherche bu Colobane ak jugee gu fa lieutenant colonel Abdou Mbengue jugee doon léegi ni nu ko waxee lieutenant colonel di patron gendarmerie diwaanab Ndakaaru yàgga leerali dossier ba yi ci gën a tàng ay maasam yépp ànd nag nangul ko ak xereñam capitaine Alioune Ndiaye nekkoon ba fii conk mooy ki koy wuutu foofu ci section recherche moom capitaine Alioune Ndiaye enquête di yéenekaay ne général Jean Baptiste Tine moom la tànn ci biir goog ministre des forces armées capitaine Ndiaye di ko xereñ xamee lool ak section recherche ñu ne ndax nekkoon na fa diir bu yàgg adjoint boss yëfa woon muy commandant Cheikh Sarr di commandant Issa Diack laas moom tey fukki fan ak ñeenti weeru avril 2021 la mu fàttaliku mooy radiation dàq gëfi woon ñeel ñenn ci alkaati ci Sénégal ci jamonoy président Abdou Diouf fanweeri at ak ñeent ci tey ak coono gu mu dugal ñu bari ci ñoom ak seeni njaboot ci yéenekaay bi Papa Amadou Dieye nekkoon boobu encadreur ci GMI Thiès di wax ne ba yëf yi amee maanaam dàq gi moom daa soppeeku ci saasib agriculteur dem bayi Cheikhna Keita président mouvement policier à la traite moom ne yooyu dogal booba jamono du woon leen lu may bëgg a neex FMI ak Banque mondiale wàllu politique Sud Quotidien xëye wa tey gox-goxaan yi ak calcul yu dul dàkk yi mu gis ne pouvoir bi waaye bu opposition bi it mooy calcul yi ngirool yëf yee jamono yi toxal gi ak toxalaat gi nag ñeel yooyu local te mooy xëy def ca blaaj ne waaw est-ce que sax opposition bi ak société civile bi duna ay complice faf bu pouvoir bi wàllu sport arène nationale bi ak yàq yi fa woon jeexal xolub ministre des sports Matar Ba Les Échos ne ñaari téeméer ak fukk ak ñetti 16 lañu fa daal di damm keroog làmb ja ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne su laajee ñu tëj arène bi état bi dina ko def Vox Populi ne donte fanweer ak ñaari milliards dem ci defar gi état baa ngi arto tëj boobee arène nationale ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne yenn moom mëne su ko bàyyi mu jàll ca nag caméra surveillance ak pexe bu mu mën a doon faaw ñu fexee ràññee yàqkat yi teg leen daan yi war ci sunu lamb ba tey ministre Matar Ba di xamal waa axlu lamb ne su laajee ak tëj boobee arène nationale daañ ko ne ràpp tëj ndax yëf yi moom état bi munta toog rek di xool ca ñaaw na ba fa ñaaw yam jéggi na dayo CNG bi moom toogul di xool ndax yëkkati nay daan teg ca mbër ya dañuy des ak lamb ji ak sunu lamb fësal nataal ak kàdduy Jules Baldé mooy magi Ama Baldé muy def pression ñu ne ci Luc Nicolaï promoteur lamb ji war a dox diggam moom Ama Baldé ak Modou Lo di ko xamal ni contrat bi dox seen diggante saison bi lay jeex Modou Lo nag Jules Baldé nga koy cokkaas ndax nee na ko biir bëre wasin bëre combat Diène Kaïré rek Modou Anta moom sunu lamb ne Modou Anta li ko CNG bi teg népp daan mooy teq ci xaalisam téeméeri junni ak fanweer ak ñaari junni waaye manager am bi di Zal Mbaye dafa gis ne loolee du lu jaadu c'est injuste ca jokkoon na ci ak CNG bi. Europe ni ki démb nag ñi nga xam te ne ñoo di waa Paris Saint-Germain jot nañoo éliminé ñii di waa Bayern Munich di équipe champion à titre donte sax ñoom ñàkk nañu benn bal ci dara seen diggante ak équipe boobule waaye mujjutu doy pour équipe bu Allemagne bi seen bit nag ko dugal moo di Eric Choupo-Moting ñoom nag ca match aller ba waa PSG dañoo fekkoon doomu Allemagne seen dëkk daal leen daan ñetti bal ci ñaar jàpp leen nag ñi nga xam te ne waa PSG bi moo di seen ñaareelu demi-finale bi nga xam ne ñu koy tegle ñeel lii di waa Ligue des Champions Idrissa Gana Gueye moom jot naa jouer match bi ba mu jeex tàkk daal di amal match go am solo ba tax na kii di seen entraîneur sax di Mauricio Pochettino daal di ko rafetlu jàpp ni Idrissa Gana Gueye comme machine Abdou Diallo moom itam di doomu Sénégal nekk ci PSG jot naa fa ba laata nag ñu koy génne Paris Saint-Germain tey ji ci ngoon dana xam kan lay tasal ci diggante Manchester City ak Borussia Dortmund gannaaw bu ñu jouer seen
quart de finale 19h ca match aller ba nag doomu Angleterre yi waa Manchester City ñoom ñoo ci amoon ndam ñaari bal ci benn. Chelsea tamit daal di qualifié ci wàllu demi-finale ñoom démb dañoo daal di ñàkk seen diggante ak ñi di waa FC Porto Edouard Mendy moo nekkoon ci camp bi benn bal ci dara lañ leen daal di daan waaye ca match aller ba ca Portugal waa Chelsea ñoo ca amoon ndam ñaari bal ci dara ñoom nag ci atum 2014 la ñu mujjoon qualifié ci wàllu demi-finale lii di Ligue des Champions ñoom waa Chelsea danañ xam tey jii diggante Liverpool ak Real Madrid kan lañ si taseet ci wàllu demi-finale fàttali nag quart de finale aller bi waa Real Madrid ñoom ñoo amoon ndam ñetti bal ci benn seen diggante ak doomu Angleterre yooyu le bu loolu weesoo alaaji ñu daal di waxtaane wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci réew mi ca Bawol Diourbel foofu nag stade Elimanel Fall nee nañu lu yàggul dara danañ daal di kon bokk reprendre seeni compétition ci googu stade la ko waral nag moo di ay at ngi nii ñu daal di ko tëj ndax lii di pelouse bi dafa daal di yàqu ki nga xam te nag moo leen daal di taxaw ci yoon googule moo di Sayer Seck di président institut Jambar doon itam vice président ci biir fédération sénégalaise bu football doon itam président bu ligue sénégalaise bu football professionnel ñoom nag jàpp nañu ni daal ndimbal loolu nga xam te ne daal ñu ngi koy séntu bu ñëwee dana daal di soulager ndaw yi nga xam te ne daal ñoom ñooy yëngu ci wàllu football foofule ci diwaanu Diourbel kenn ci ñoom di Idiwane ñu déglu ko ci yaatal. Sayer su defee lii dama naan def na lu rëy aussi de passage di si remercier aussi le président Omar Samb parce que relation yi mu am ak le président Sayer peut-être gën na yombal liggéey bi di si remercier aussi le président de la Ligue de Diourbel monsieur Abdoulaye Fall moom aussi am na ci démarche yi mu def avec le ministre du sport Matar Ba tey nii dama naan njaareem yëpp kontaan nañ si Sayer di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàlla yéene bu mu am ci football bi yëpp yàlla mottali ko parce que lii man dama naan lu rafet la en tant que Diourbel waa xam naa coono yi équipe bi doon dund parce que chaque jour maa ngi dem stade xam naa loolu ñu dund xam nga équipe bi day déplacé di ñëw Diourbel déplacé waa Diourbel di ñëw di football si di delluwaat à Diourbel loolu je me dis que ne su Sayer defee lii dama naan noppal na waa Njaareem xam nga tey nekk na aussi loo xamante ni tey ñëpp dañ koy ñaanal di si remercier aussi le doyen Abdoulaye Diaw. Idiwane di kenn ci ñuy jàppale ci liggéey nga xam te ñu koy amal fii nii ci rajo Futur Média gannaaw ba ñuy def en direct des stades ak le doyen Abdoulaye Diaw daal ci amal li tamit taxawaay gu mat sëkk jàpp ci ba Sayer Seck def lu ni mel ñu koy jaajëfal ba tey wàllu football waaye bi la yoon ak jigéen ñi ak Jeux olympiques Tokyo jàppale nag Cameroun moom du jot a bokk ci yooyu lay jongante si match barrage bi ñu doon amal seen diggante ak ñi di waa Chili dañoo daal di match nul ca match aller bi nag waa Chili ñoom ñoo jotoon am ndam seen diggante ak doomu Cameroun yooyu ñaari bal ci benn kon bokk Zambie moom moo di côté équipe bu jigéen bu nar a teewal Afrique ci Jeux olympiques ci googule jongante ñu jagleel ko jigéen ñi ci wàllu góor yi nag Afrique du Sud Côte d'Ivoire ak Égypte ñoom ñooy représenté Afrique ci yooyu le jongante ñu daal di dellu si suñu réew waxtaane wàllu làmb ak jafe-jafe yi nga xam te ne nemmeeku nañ ko gannaaw ba ñu doon amal yenn ci ay combat foofu la ci arène nationale ndax gis nañu ni yëf yi reprendre na waaye ca ba ñu doon amal combat bu mag boobu ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak kii di Eumeu Sène gis nañu daal ñu bëri ci amateurs yi takk ñu woon seen i masque donte nag dige bi moo di danañu reprendre li nga xam ne moo di activités yi waaye danañu respecter geste barrières yeeg takk masque lu ni mel ngir mën a kon bokk wattu lii di mbas mi waaye lu ni mel daanaka daal furaas ba tax na kii di jawriñ ñu yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba yëkkati na ay kàddu di ñaax daal ñuy yëngu ci mbir mi ñu daal di respecter yooyu les mesures barrières ñu déglu ko Matar Ba ci micro Mame Asukan. mais dama xamul ban relation la am entre mbër mu daanu wala mbër mu ko naqari ak fi nga toog nga di ko daaji di sànni. ñàkk yar la wala ñàkk xam laaj bu amul tontu ay ñaawteef doon na li marqué làmb ji amoon dimanche yi ñu génn te kii di promoteur bi di Serigne Modou Niang tëggoon ko mu. ñuy jégalu Matar Ba moom la ñuy déglu moom mi yëkkati ay kaddu ci mbir moom li nga xam ne jot nañ ko wax maanaam ñàkk respecté li ñu mesure barrières yi reportage googu la nag moo di coow li nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko gannaaw ba mu amee yenn ci ay supporters yi nga xamante ni dañoo doon caxat-caxatee arène nationale bi gannaaw ba seen mbër daanu waaye bi la yoon dañuy déglu Matar Ba ci geste barrière yi nga xamante ni bëgg nañu respecté ko ci arène bi. dañuy continuer rek di sensibiliser parce que dayoo bi làmb am moo tax lu bëri. di am ci làmb ji te du am ci beneen discipline wax naa léegi ne course hippique boo ñëwee xool image yi di nga gis ne taxawaay bi respecté nañ mesure barrière yi waaye lii làmb du course hippique li am solo nag mooy yëf yi dafa war a nekk comportement individuel parce que képp kuy dugg ci làmb ji gars yi dañ lay vérifier yaa ngi ak sa masque waaye boo toogee jaarale ko ci sikkim bi du muur gémmiñ du muur bakkan loolu nag kenn mënul dem ci ku ne nga ne ko yëkkatil sa dañuy sensibiliser rek na nit ñi gën a góorgóorlu ci loolu te xam ne mbas maa ngi fi
moo tax ñu wax CNG bi ak promoteurs yi ñuy fàttali les mesures barrières tant que ñu nga am benn cas rek bu ñu baisser les bras nañu gën a góorgóorlu ci wàllu. defe naa ne ñëpp a war a dem vacciner surtout mbër yi ak acteurs yi nga xam ne dañu laalante nañu fexe jege les structures sanitaires et je pense que fii ñu toll nii ak vaccin yi ñuy xaar wax nañu lee dootu nekk ay tranche d'âge képp ku boobu vacciné wu da nga war a dem vacciné wu ñun ñi nekk ci sport bi nag ñoo ci war a jiitu pour que ñu mucc parce que sport dafa ànd ak wér gu yaram. ok kon boog Alaaji fii lañ koy dal yemale